99.3. Vous écoutez RFM à Louga sur la 88.3 FM. RFM à Kaolack, 93.9. RFM à Ziguinchor, 92 FM. Xibaari ci RFM. Xibaari ci RFM. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. boomug Major Sané ca Koumpentoum fukk ak ñett ci ñi fa toppee tuuma jëm ci njaaxum goge mu Idrissa Sow ak ñamu ci àndal bañ leen di déglu ci xibaar laaj du ci kanamu seen avocat ni ko yoon sàkko ni nu ko amee ne sañ-sañ gouvernement bu Sénégal door na bër gi mu ne bër di ay vacances occasion ngir RFM defal ak bilan nguur gu bees gi bi nu ko sañceeg léegi wàllu xibaar bokk na ci woote yi jibe fu ne ngir libération Khalifa Ababacar Sall donte ay jege ñaaleem dañu jàpp ni moom Khalifa Sall musul ñaan ak njéggal donte bu nu ko baat ñu jël mu doon luy sàmm ak ngorom bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Alaaji Assane président bu Côte d'Ivoire di ngeen ko déglu ci kanam Alassane Ouattara yëkkati ay kàddu gannaaw gisee Bédié ak Gbagbo nuroowul nag ak lu ko neex dina wax itam ci ñetteeli mandat bi ñu ne moom la bëgg a def ca Côte d'Ivoire ab terroriste bu ñu condamné à mort ca Mauritanie moom lu muy laaj mooy liberté ca Congo moom ay organisation droits de l'homme ñooy bëgg ñu ubbiwaat àtteeb ki ñi boom président Laurent Désiré Kabila. jërëjëf Adja sport gi Cheikh Tidiane Diagne say Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye wàllu basketball ak afro basket bi nga xam te ne dañ ko daal di jagleel jigéen yi yëf ya dana daal di door samedi fii nii ci Dakar Arena ci yoon googu la nag ñi nga xam te ñoo di 12e gaynde dañoo ragal daal ci wet ndax ñàkkum jumtukaay ak itam contexte bi nga xam te ne si la ñuy daal di amal googule compétition di contexte tabaski ba tax na fi mu toll nii daal ñu ngi ñaax autorité yi ak itam askan wi ñu jéem a def seen kéem kàttan ngir fexe kon bokk ni ñu déplacé wu daal ñëw foofu la ca Dakar Arena dañ ci daal di profité itam Alaaji Assane présenté lii di poule C bi soo da ci am danañu présenté Angola Mali ak République démocratique du Congo wàllu football itam dañ ko daal di waxtaane ak premier tour préliminaire Ligue africaine des clubs champions Génération Foot moom moo daal di teewal Sénégal ci googule compétition dimanche gi seen diggante ak benn équipe Libéria fi ci kanam tuuti di ngeen déglu ki nga xam te moom moo yore bu mu jokkoo bi wax ci li nga xam te ne moo di seen bébët. jërëjëf Cheikh Tidiane yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey lii di tëralinu bees bu gouvernement bu Sénégal njiit la président Sall jël di fast track bi ngir baral liggéey beeg jéego yi fu nu ci toll ci fast track boobee fas na di barnaam déet waxtaan weeg RFM ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba. fukk ak ñett yu yoon topp ci boomuk Major Sané nekkoon chef brigade gendarmerie bu Koumpentoum ñu ñëwaat ak yéen ci wàllu déglu gi laata kon lii di mandat de dépôt gi ci xibaar dafa mel ni ba nu leen di déglu ak laaj jëmee ci ñoom ak teewaay ngir seeni avocat du woon lu am ni ko yoon joxe népp sañ-sañ Babacar Fall. gendarmerie mbaa deful njuumte gi ñuy wax ci droit. vice de forme maanaam nga juum goo xam ni mën naa yàq lépp lu tribunal sumb ci topp nit ndax fukki nit ak ñett yi nga xam ne jàpp nañ leen ci mbirum faatuk commandant Tamsir Sané gi ñoom fukki ak ñett yooyu amul kenn ci ñoom koo xam ni avocat taxawu na la ci ni ko loi bi santaane ndax loi bi dafa ni képp koo xam ni teg nañ la loxo di la enquête jàpp la ngir garde à vue la rawatina dañ la war a wax ni am nga droit ab avocat ñëw taxawu la te loolee ci sunuy xibaar amul gendarme enquête kat ya nekk ca Koumpentoum def nañ comme defuñu ko ci sunuy xibaar wàccoowuñ ak loola yoon santaane mën naa am itam ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ñu laaj leen ba xam dañoo bëgg avocat taxawu leen ñu ni déet doy na bëggunu seen droit la waaye itam mën nañoo wax loola maanaam ñu laaj leen ndax bëgg ngeen ñu ni bëgguñu te du seen coobare bopp mën nañoo tontoo noona fekk dañ laa teguku méttitaku toroxal woo xam ni
déedéet rek nga mën a wax. jërëjëf Babacar Khalifa Ababacar Sall ab diir ci kaso bi moom maire ba woon bu Ndakaaru ay woote nag di jibee fu ne fan yi ngir ak bàyyam maanaam libération gi ci mujj bokk na ci collectif bi taxaw ngir ñu bakko mu dem te weti njaboot gi ngir tabaski gi nu dëgmal am na ñenn ci ay jegeñaaleem nag yu ca boole leeral ni moom nday mbi gi Khalifa Sall musuta sàkkum njëggal donte it bu nu amee libéré gi jël mu fekk rek mu doon lu koy sàmmal ak ngorom Georges Déthié Diop. Maître El Mamadou Ndiaye mu ngi bokk ci avocat yi loon la yool maire bu Ndakaar ba woon ci gis-gisam nee na Khalifa Sall musuta ñaan njéegalug njiitu réew mi. procès bi ba mu commencé ba léegi lenn la wax mooy que ne génnam ci ñaar la ko wékk soit ñu rendre ko justice libéré ko soit mu purger peine bi nga xamante ni dañ ko appliqué di seede que ne à chaque fois bu ñu évoqué demande de grâce ci wetam li muy wax mooy sax fu mu demander ko grâce maintenant nit ñi ay jege ñaaleem ay ñoo xamante ni dañ ko bëgg ñu ngi souffrir par rapport ak situation bi nga xamante ni daf ci nekk ñooñu mënuñu leen tere ñu jël ay initiative mais di wax rek ne Khalifa Ababacar Sall benn initiative bu demande de grâce jógewul ci moom. ay kuréel yu bëri bëgg ñu gracier Khalifa Ababacar Sall conseiller politique am bii di Moussa Taye ne gisu ca benn jafe-jafe bu fekkee ne dignité doomam bi respecté nañ ka. Khalifa Sall bi mu nekkee ci jafe-jafe yi ba léegi dafa am ñu koy jàppale ñoo xamante ne moom ñoom ñoo bokk parti politique am ay alliés politiques yu koy jàppale mu am ay citoyens yoo xamante ne moom xamu leen sax ci Adama ak Awa loolu day firndeel ne d'abord Khalifa Sall am na fu ko Sénégal lay teg mais aussi day firndeel ne li nga ko teg nii jaarul yoon ñu ne wàllu bopp jàpp nañ ne boppam mbëbët boo xamante ne wala yéene boo xamante ne jóg na muy ci wàllu politique ci wàllu social wala ci wàllu citoyen jóg na rek nekk ay jéego fu mu génn ci fi mu nekk ñun dañ ciy ànd su fekkee ne loolu méngoo na ak moom loo xamante ne day préserver dignité en tant que citoyen. grâce présidentielle njiitu réew mi kot moo ko mën a joxe ñu bëri nag di xaarandi ci feetuk tabaski gi ñu dëgmal Khalifa Ababacar Sall bokk ci ñi nga xamante ne daañu génn kaso ba. Georges Déthié Diop conseil des ministres xamul alarba tey jii fii léegi ay bés ni lay demee ndax bër di vacances yu nguur gu Sénégal nekkee occasion ngir RFM defal bilan nguur gu bees googe bi mu sàncu ak léegi ak lan fa jibal nay mesure rek fu nu ci toll ci doxali gi Pape Bes Diba. lu ci bari ay waxaat la ak ay dogal yu ñuy annoncé waaye jëf gi nag day yéex lool ñu gis ko lu jëm ci wàllu kaaraange nit ñi ak seeni am ci conseil des ministres bi amoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai président dafa annoncé woon na sax ci conseil bi ne dinañ amal conseil présidentiel jagleel ko wàllu sécurité nit yeeg seeni am ci weeru août wi lañ ko waroon amal la waaye soo moywul lootul am wala ginnaaw suñu jeexalee seeni vacances lay am entre-temps sàcc gi agression yi ak faat bakkan yi mu ngi wéy ci réew mi bi léegi commandant Tamsir Sané ci lu mel noonu la ñàkkee bakkanam question sécurité ñu indiwaat ko mu nekk sujet préoccupation bu conseil des ministres tax na ci séance am bu mu amal ci ndelteel weeru juillet bi le daañu fàttaliwaat ne war nañ renforcer karange gi ci territoire réew mi yépp chef de l'État invité sax gouvernement bi ñu développer benn stratégie boo xam ne ngir xeex ak banditisme gu yaatu googu la ci centre urbain yi ak yeneen dëkk yu ndawaat yi mu invité itam gouvernement bi ñu xeex wàllu jaay garab yi ci mbedd mi def aussi lu ni mel ci ay action yoo xam ne dañ ko war a contrôler suñu àll yi waaye tey luñ mën constater mooy garab yi ñi ngi koy wéy di ko jaay ci mbedd mi ba léegi àll bi itam ñi nga xam ne ñoom ñooy wut bant yeeg dénk yi ñi ngi fay dem ba léegi handicapé yi ak troisième âge yeeg retraité yi dañ koy wax ci lu bari ci conseil des ministres yi surtout ak loi d'orientation sociale bi ci wàllu maltraitance su xale yi dañu annoncé woon ne ginnaaw korite gi dina am ay mesures yuñ ci jël waaye ba léegi amul dara accident yi itam lu mel noonu lañ ci waxoon gi waaye ba léegi jëf topp ci. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wutali ñooro ak wàllu wér-gu-yaram ak ñi nga xamante ni ñoo yëngu foofee ci kër docteur bi yoon ñoom ñoo daal di gàddul askan wi jàmbat gi ci ñàkkub gynécologue ab dërë gi daanaka juróom-ñett ci weer Ibrahima Diamé. waa kër docteur centre de santé bu Nioro ñu génn di yëglu ndax ñu andi leen gynécologue def nañ lu mat juróom-ñetti weer yu nga xamante ni bloc bile dañ ko tëj rap fonctionné wul Mame Thierno Dia moom mooy yore kaddu SUTSAS local. dañu am ñaari naqar yu mag ci district bu Nioro plus particulièrement ci centre de santé bi bu njëkk bi mooy dañoo amatul docteur buy opéré fii jigéenu wérul yi war a mucc te am jafe-jafe amatuñu ku leen di taxawu fii ba mu indi ñun dañuy dem di leen yóbbu ba Kaolack di leen yëgal ci
ci ay ambulance mu nekk loo xam ne day yokk suñuy jafe-jafe ci mbirum am doom mi te dañ ne dañuy nekk ci émergence kon war nañu deg moyens yëpp pour loolu bañ a amati bu ñuy xeex boo wàññi ko ñu dem jël médecin gynécologue fi nekkoon mu dem mais ñun dañuy am problème boobu nag ñuy ñaan autorité yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu taxaw ci parce que population bi ñu ngi ciy souffrir. conséquences yi ci ñàkkum gynécologue fii ci centre de santé bu Nioro nag kenn mënu ko nag te évacuation d'urgence di faral di jur musiba. Kaolack ak fii ça fait 60 et quelques kilomètres 1 heure de temps de voyage la booy xool nit ñi duñu nekk jàmm dañuy tiit est-ce que di nga teel a egg doo teel a egg looy fekk Kaolack léeg-léeg nga dem Kaolack ñu mënuñu ko jël loolu aussi c'est un problème dañuy dem ay Touba fu nekk ñu fay jàllale en tout cas jafe-jafe bi nga xam ne mooy tax ndeetal am doom bi kuy am wala kuy am doom bi jeex mooy bloc bi fonctionné suñu amee ko am problème césarienne bu ñëwee rapidement ñu jël ko régler ko mais di jëlaat tegaat ko bu ko poste évacué mu ñëw ba fii ñu yenuwaat ko jëm Kaolack loolu xamatuñ lan la te nee nañ ci émergence lañ nekk. agent de santé yi de di xamle ne andi fii gynécologue baax na waaye nag fexe ba mettre ko ci condition yu nga xam ne dina fi mën a toog liggéey moom moo gën ñu profité nag ci ndaje bi di laaj seen remboursement dette bi nga xamante ni waa SEMU ñoom ñoo ko yoral ci prestation agent poste de santé yi buñ ko xayma dem na ci lu mot 200 millions ci sunu koppar. Ibrahima Diame Nioro rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima ñu wutali Daaru Njaax ca Jandeer foofee ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ni candidat fukk ak juróom-ñeent ci ñoom candidat ngir baccalauréat ren bi ca mudduñu koo def ndax jafe-jafe ci wàllum këyit jafe-jafe yeneen jigéen yenn yëpp fa mënuñu eggale seenam njàng am ca li gën ndax sëy yu teel yeeg yeneen leeral li Cheikh Anta Diop. Daaru Njar nekk ci commune ab Jandeer fii de daanaka xale yu jigéen yu bëri de duñ leen bàyyi ñu àggali seenam njàng ci lycée yi ak ci collège yi loolee li ko waral moom mooy jigéen ñi de dañ leen ne teel a maye ñu sëyi ji loolu nag naqari askan wi kii di Mame Gor Diagne nekk conseil municipal ci commune ab Jandeer dëkk fii ci Daaru Njar. bari na fi trop loolu bokk na si tax ma sumb xeex bi xale yi il faut ñu jàppale leen parce que léegi boo xoolee njàng mi dematul fenn da ngay gis xale bu jigéen jàng même pas li ñu jël ko dugal ko si néegu sëy te loolu nag ñun ñoo si mën a jàpp ba loolu jàng bi ñuy jàng ñu mën a continuer seen njàng suivre ko ba ëllëg leen si soxla lépp ñu mën ko am pour dimbali seen waaj. leneen it loo xamante ne ëlëm na leen lool mu metti leen ñu ne ren ji de am na élèves yoo xamante ne mujj ñoo def bac ndaxte amuñu extrait de naissance te nee nañ loolee jàngoro la ci dëkk bii di Daaru Njar. ren nag boo xoolee si lycée Bayax 19 personnes yoroon def bac amuñu extrait loolu bari na parce que loolu li ko waral mooy këyit yi ni am moo dul baax bu ñu demee nag ba dernier moment war a def bac ak yooyu seen leen di xamal ni seen këyit yi baaxul parce que man fi ne nii xam nga lu ma jël ci dëkk bi képp koo xamante ni sa soxna am na gan nga tudd ma jaar fa yow laaj la bulletin bi ma dem mairie wutal la këyit. di ay kaddu di ay jafe-jafe yoo xamante ne yëkkati nañ ko biñ doon joxe nag ay neexal élèves yi ñu gën a ràññee seenam njàng dëkk ci Daaru Njar Jandeer jàpp Bayax RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu del si Ndakaaru ak embouteillage yi daanaka kenn amatul foo jaar loolee nag jàmbat la bu mitti ci borom wote yi ci capitale bu Sénégal bi nga xamante ni ku nekk na nga ko gisee ñi jàpp ne ay infrastructure yeneen mënut a ñàkk donte it ñenn ci dawalkat jàpp nañ ni kenn du njàkk mooy chauffeur yenn yeeg ñàkk wàccoo geeg code de la route ak lii di yoonal gi Anna Rocha. ca rue Saint-Louis bu nekk ca Point E circulation bi jamono yi mu ngi daw normalement ab commercial mu ngi soog a gaare otoom bu ndaw embouteillage yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku fii ci Ndakaaru bëggatu ci dara. métti na torop surtout période tabaski bi nga xam ne nit yi ñu ngi préparé nekk ci préparatif yi. compliqué na torop ñu ngi tabax ay tali et tout. taxul embouteillage bi wàññeeku. daanaka li ni mel du lu bees Abdoul mu ngi war a toll ci lu ëpp tuuti juróom fukki at bitim réew lay faral di nekk bokk na ci li tax du bëgg a ñibbi si yenn say Ndakaaru embouteillage yooyu. moom lañ dundoo moom la ñuy kee ba démb rek ci mujjee Colobane lañ commencé 2 heures man def naa fa ba 4h30. mais accident war na am ay service spécial yoo xam ne yu normal yooyu fu mu amee rek ñu remarqué oto bi dem. lu tuuti oto bu crevé wala benn ñu ñàkk fay du tee nit ñi. est-ce que loolu c'est norme. bu weesoo ay mesures préventives yi nga xamante ne moom la kilifa ñuy dénk wàllu transport urbain bi war a mën a jël Abdoul dafa gis ne dawalkat yi itam dañ ci am wàll. wóor na su oto dafa crevé panne bi dalee woon da lay signalé nga xool noo mën a defee nga bañ a pété nit ñi lu mel noonu nit ki dañ ko war a def ay amende embouteillage nit ñi ñoo ko créé. donte ne nag waa CETUD sax jël nañ yenn saay ay dispositif ngir wàññi tuuti embouteillage yi ci Ndakaaru mu ngi wéy te ci waxtu yi nga xamante ne moom la ñëpp di dem wala di dikk ci lay gën a metti. jërëjëf Anna Rocha
Ndongo Ka fexe na jaar ca yoonab Yarax bi donte xat na lool ngir wutali ci daralub Seras bi ci kaw waajuru tabaski gi ñeent ci ay fan des foofee sàmm sa daanaka seetluwun fa xar yu bari bokk na ci li ko waral camion yi daan yabi xar tukkee ci Tinfanké yi yegg foofee ca bërëb ba yombul ci ñoom ndax chantier TER bi Ndongo. ci booy dugg daral bu Seras nag client bi war a fa bu ubbi ay gëtëm tey moytu nag ñi koy dogaale ngir ñu daal di koy tafu ci barab bi daral bi ak ni mu bindoo ak toogaay wi foo sànni sa bët nag daal di gis ay xar tax ba client bi ngir mu am fu mu jàll dooni jafe-jafe kenn ci délégué yi daral bi ci kaw taabal ji mu toog di xool nag dem gi ak dikk bi mu ni xumbaay bu ni mel day nëbbu ci ginnaaw lenn ci jafe-jafe yi daral bi di jànkonteel jëm ci wàllu espace. genn wàllu daral bi teer bi da koo jël fii nii daral bi du ubbi amul miir amul bunt fu la neex jaar boo indee sa camion xar bi fii amoo foo ko wàcc ci biti ngay wàcc say xar dàq dugg ci biir wala nga xool gisoo foo mën a wàcce nga départ dem ci biir dëkk bi seeti foo wàcc am na ñu dégg loolu sax ne daral amul place ñu départ di tourner seen xar ñuy dem Ziguinchor ñi ñuy dem fu leen neex xool ca suba ba léegi man li ma gis fii du fi wàcc yoo xam ne teg naa leen bët ci bunt bi 5 camions la. bu ñu demee nag ba daral bu Seras kenn nangutu fee indi say camion ngir wàcce fi say xar Mor Ndaw gis ni ñii di waa ministère bu élevage am nañ ci wàll. docteur élevage ñoo fi daan ñëw defar ko daan am 10 toilettes ñaar lañ am benn bi ñu indil ndox sax bu ñëwee ci daral bi du am fu mu jaar ci bunt bi lay taxaw. am ci ñenn ñu waxal ñu ñuy xamal ni borom camion yeeg ni ñuy dawee daral bu Seras bokk na ci li tax njëgu xar daal dee cher ba client yi prix bi leen éleveurs yi di wax mel ni lu leen sax nag faf daal dee dawloo. 160 Ndongo Ka Pikine RFM. jërëjëf Ndongo bu nu sañoon mu tabaski ci njabootam Taïb Socé comité de soutien taxaw na ngir li nga xamante ni mooy li ko mën a génne ci fi mu nekk nattu bi comité boobu bokk na ci ñoom ONG Jamra fàttali ni am na compte bu nu ci taxawal nag ngir képp koo xamante daal mas nga jariñu ci liggéey bu am solo mu daa def boobaak léegi moom Taïb Socé ngir l'islam gi nga daal di ca sërëxalaas lëf di ni ñu ko waxee lu koy mën a génne ci fi mu ne ci xat-xat ñu ànd ceeg Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ak Nafissatou Sylla. comité de soutien bi ñu sampoon ngir taxaw Taïb Socé ak mboolem famille am ñu ngi gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne muy ci fii ci réew mi wala boog ñi nekk ci diaspora lamboon nañu seen poos ngir mën a taxaw Taïb Socé ci nattu bii ko dal bu ko defee numéro de compte bañ leen joxoon dafa nekkoon numéro boo xam ne kenn ci ay mbokkam moo ñu ko abaloon à titre provisoire ndax pression bi dafa amoon doole lool ndax nit ñi dañu xëroon ku nekk yàkkamti fob sa dërëm def ci voilà léegi nag yàlla dogal na banque bi jox nañu benn compte bu neutre donc bële léegi clôturé nañ ko alors numéro bi moo di N25 11 12 banque islamique du Sénégal bu ko defee incha allah bu ñu jullee ba noppi tabaski dinañu def point de presse ndax dina fekk banque bi jox ñu relevé de compte ci li jot a duggagum ci koppar su boobaa dinañ ko fësal ci média yépp ci point de presse boobu ndax ñi doon dugal seen xaalis ci seen mbaax ak ci seen yërmande xam ne la ñu dugal ba ñu ko xaymaa nii la toll bu ko defee nañu daal di continuer itam jéego yi ngir mën a matale somme bi ndax nu mu mën a gaawee yàlla mën ñoo dimbali nattu bi mën ko teggeeku incha allah ñu ngi gërëm di sant ñëpp. RFM bitim réew. Mauritanie Adja Binta ak li nga xamante ni mooy ab terroriste bu ñu fa teg daana boom bakkan moom libération la bëgg. waaw li mu bëgg nag nee na gannaaw moom Mohamed Mektir génne nañ ko ci kaso bi te moom itam nag terroriste la dafa sax boom ay nit ñu condamné ko à mort waaye nee na moom dafa daal li mu nekkoon yëpp génn na ca dafa def repentance moo tax muy laaj nag ñu bàyyi ko dañuy dem Mauritanie fekk fa Mohamed Diop. Sidi Ould Sidna di turam ñu ngi ko àtte rey moom ak yeneen ñaari jeetkat ndax ñu ne dañoo rey ñeenti touriste français ci atum 2007 moom nag lu mu bëgg mooy génn prison comme niñ ko defalee Mohamed Ould Khaytir di blogueur biñ fi daanan war ko rey ndax ne daa ŋàññu yonenti bi ginnaaw su bi mu tuub ñu wàññi daan wi ba sax far mu génn kaso jeetkat bi ne moom tam tuub na ba tax mu jàpp ne daa war a génn. ci fàttali cour suprême di këru attakaay bi gën a kawe ci réew mi moo décidé woon ñu génne kaso blogueur bi teewut mu desande woon ci kaso gi ba keroog muy fësalaat tuubam ci télé nationale bi ginnaaw bi ci président Assis mi fi newoon laaj xelaatu boroom xam-xam yi Sidi Ould Sidna moom itam ci boroom xam-xam yi la sukkandikoo ngir laaj ñu bàyyi ko ginnaaw nee na bi mu tuubee jeetkat bi nag bu amul benn sens ngir génn prison fexe na rek ba coow li jubaat ginnaaw bi ñu ko njëkk a yëkkati bi ñu tegee blogueur bi loxo ci li nga xam ne mooy jafe-jafey boole yoonu tubaab ak àtteeb islam Mohamed Diop Nouakchott RFM.
jërëjëf Mouhamed Côte d'Ivoire Adja ak indépendance ab réew moom ñu doon màggal tey juróom fukk ak juróom-ñeent ci at. juróom-ñaari fan ci weeru août 1960 la Côte d'Ivoire indépendant mu mel ni kon tey ca Abidjan ci capitale économique ba amoon nañ fa défilé militaire. démb nag ci guddi gi le président de la république la jàkkaarloog askan wa bokk na ci lu mu yëkkati ci ay kàddu mooy CENI bi nga xamante ne dañ koo yeesalaat te mu indi féewaloo ci langue politique ga wax na itam ci diggante ci ndajeep Henri Konan Bédié ak Laurent Gbagbo ñu jëlee nag ay kàddoom ci BBC Afrique ki ko tekki mooy Amadou Sabar Ba. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Commission africaine bi ëmb àq ak yelleefu doomu aadama dafa waxoon ñu gën a dooleel li nga xam ne mooy société civile bi bu njëkk ba commission bi ñu tëggoon 3 membre lañ ca am waaye dinañ nekk juróom-benn beneen bi mooy commission bi nga xam ne fukk ak juróom-ñaari membre ñoo ci nekkoon ñu bëri dañ doon wax ne dañoo jege ñi nga xam ne ñooy nguur gi looloo tax ñu amal ci ay coppite dina toll ci fukk ak juróom membre boo seetee lu toll ci juróom-benn weer ñi ngi amal ay waxtaan ci diggante parti politique yi société civile yi loolee waral sax ñu am bile jàmm ci plateforme boobu ñuy wax man yëguma benn yoon fu ñu ko taxawalee te plateforme boobu waxul benn yoon ne àndul ci candidat bu parti RHDP tamit bu ñaari doomi Côte d'Ivoire bëggee gisante ca Bruxelles loolu kenn mënu ci dara ndax seen décision la dëgg la 2010 amoon nañ ay élection yoo xam ne amoon na coow waaye 2015 ak 2017 amoon nañ ay élection yoo xam ne lépp ci jàmm la mujjee 2018 bi ñu génn ñaari élection amoon na ci naam sax amoon na ay rëq-rëq waaye jàll na ak jàmm te du wax yooyu ñoo tax ma nar affolé te duma nangu benn yoon déclaration yoo xam ne day féewale doomi Côte d'Ivoire yi ndax man homme politique la te suñu constitution may na ma am ñaareelu mandat si mu ko bëggee te boobile dogal dinaa ko jël bu jotee fas yéene ci ànd ak sama waa parti li ma ñor rek mooy jàmm dox fii ci réew mi bi le dogal nag dinaa ko jël ci atum 2020. Je veux la stabilité de mon pays. Je prendrai cette décision en 2020. Alassane Ouattara njiital Côte d'Ivoire RD Congo moom Adja Binta ubbiwaat nañu wala bokk ci la ñu jëm ubbiwaatuk procès ñi boom président Laurent Désiré Kabila. organisation ñi yëngu ci wàllu droit de l'homme ci RD Congo ñoom ñoo bëgg loolu moo tax nag taxawatuñu toogatuñu ngir ñu ubbiwaat procès ñi nga xam ni ñoom ñoo boom président Laurent Désiré Kabila ñu jëlee xibaar bi ci RFI leeral yeeg Juma Diouf. société civile li mu bëgg rek moo di ñu tijjiwaat dossier bi waraloon faat bi ñu faatoon kii di Laurent Désiré Kabila ci atum 2003 nag lieutenant John Bompenga moom condamné nañ ko à mort moom ak yeneen nit yu bëri condamnation bi nag mu ngi amee woon ci cour militaire ba woon ñoom ñooñee ñëpp ñu ngi leen tëj ci assassinat bu Kabila père lieutenant Bompenga nag faatu na niki le 12 avril bi ñu weesu après yeneen fukki nit yoo xam ne dañ leen tëjoon ci même affaire bi ci kàddu rakkam bi nag moom dañ ko rey famille yeneen détenu ñoom wax nañ ne ci ginnaaw ñu ngi leen doon woo ay woo yoo xamante ne xamuñu fi ñu jóge te ñooñu liñ doon wax rek moo di dañ leen di menacer te ñoom tamit ki leen di menacer xamuñu kan la gannaaw ba nga xamante nag société civile bi yëg na mbir moomu li mu bëgg rek moo di ñu tijjiwaat procès bi naam sax jotuñ ko woon clôturer John Bompenga nag mu ngi doon liggéey ci lii di garde présidentielle gannaaw bañ ko arrêté incarcéré nañ ko ci prison bu Makala nekk ci Kinshasa avant ñu koy transféré ci prison bu Dazenga nekk ci province bu Mongala nga xamante ne moom mais foofu la faatoo. président Laurent Désiré Kabila ñu ngi ko faatoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier 2001 ca Palem gannaaw nag ñeenti at kott bu mu def ci boppu Congo. Mozambique moom am na fa accord di déggoo ci wàllu jàmm. muy waa Renamo nag yàgg nañ koo dégg xam naa ne jamono yooyu moom Cheikh tout tànk la woon ma nga doon raam ca Kolda. ñoom nag mu woon ci ruqaana sesti quand même. moom nag ñoom ñoo signé koon accord ak nguuru Mozambique nekkoon nañu rébellion bu ci année 90 yi léegi ñoom ñooy parti opposition bu gën a am ndëgër laay foofu ca Mozambique dañoo jëlaatoon ngànnaay yi ca 2013 ndax nag lu ñu bëggoon mooy ñu séddale nguur gi mu jaar yoon accord bi nag muy ñetteel bi yoon ñuy jéem waaye nee nañu bii lay yoon xëy na mooy bi gën ndax nag ñi ngay waajal élection générale ñi ngi koy waaj jàpp octobre bii di ñëw Alaji Assane ca Mozambique. jërëjëf Adja Binta ñu jox kàddu gi sa càmmiñ sëñ Cheikh ak costume bi Cheikh de boo ko demee ci daral bi tuuf teefanke yi duñ la yërëm. waaw fu mu toll nii kay moom daral moom dama ko sax dal. ay ci kanam tuuti sport gi ak Cheikh Tidiane Diagne. RFM Sport.
afro basket bi ci wàllu jigéen ñi sëñ Cheikh comité supporters yi taxaw nañ ci wàllu mobilisation waaye am nag njaaxle gunu àndal. waaw li ko waral nag moo di soriwaay bi nga xamante ni bërëb bu nar a dalal lii di jogante yi moo di Dakar Arena ak itam contexte bi nga xamante ni si lañ koy daal di amale gilee afro basket ak tabaski beek yu ni mel ba tax na fi mu toll nii nag ñoom ña ngay ñaax askan wi ak itam lii di autorités yi ñu def seen kéem kattan ngir fexe kon bokk nañu jàppale lii di supporters yi ngir ñu mën a amal google déplacement kaddu yooyu di yosu kii di Issa Laye Diop bi nga xamante ni moom moo jiite 12e Gaïndé. waxtaan bu ñu war a def ñun ak waa fédération de basket xool jumtukaay yi ñu war a jël pour que mobilisation boobu mën a nekk lu mucc ayib loolu nag dafa laaj ay moyens logistique ak moyens financiers mais moyens financiers yi dafa des ñun amuñu moyens yi nga xam ne ni moom la suñu mission laaj mais kenn ku ci nekk di nga def li sa kéemtalaay kattan moo tax ñuy lancer appel fédération ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy jàppale sport Sénégal demander aussi les bonnes volontés les sponsors ak partenaires stratégiques yi nga xam ne ñu ngi gunge sport bi chaque fois bu sport taxawee loolu nag ku ne war na ci dugal loo xam ndax fu ñu jëm muy arena am na matukaay réy goo xam ne nii laaj na taxawaayu Sénégalais yëpp mais foofu duñ fa wéet ndax ni ma gis nii donte nag am na gàllankoor bu ndaw muy approche fête bi xam nañu Sénégalais yi bëgg gën bëgg équipe nationale Sénégalais yi cofeel bi ñu am seen équipe nationale Sénégalais yi cofeel gi ñu am ci sport moo tax ñu ngi mobiliser wu pour delloo njukkal ñi nga xam ne mooy suñu kilifa ci budget bi ñu jox muy arena bi waaye delloo njukkal équipe nationale Sénégal bi nga xam ne ni at yëpp ñu ngi dem dañu indil ay raayo yu am solo. ñu daal di desandi ba tey ci wàccaay afro basket beeg nañu ko door rek démb ak tey présenté leen lii di groupe yi gannaaw groupe yi nga xam ne moo di groupe Sénégal tey jii dañ leen fas yéene kon bokk présenté groupe C bi nga xamante ni Mali Angola ak République démocratique du Congo ñoom ñoo fa daal di nekk ñu ànd seeg Soda ñu doore kook Angola mi nga xamante ni ñeenti at yi la weesoo nekkoon na ci gudda na ñeenteelu place bi mu jël ci édition 2015 ba ca Yaoundé teg ci ñàkk wane boppam ca édition 2017 bañ doon amalee ca Bamako loolu nag taxoon na ñu bëri di sampap laaj ndax xàmmeetuñu woon équipe bu Angola bi waaye loolee yépp nag taxul angolais yile gëm ni mën nañoo dékku équipe yu gën ci Afrique ba sax jëlaat li nga xamante ne moom moo di titre bi Angola nag fi mu nekk nii ci édition 2019 gi mën nañoo jàpp ni ci outsider yi lay bokk waaye nag ñu mat a bàyyi xel lañu baax nañ ci défense naka noonu ci attaque rax ci dolli sax Angola mën na compter ci joueuse am bii di Italie Lucas mi nga xam ne moom mooy seen star moom moomee wane na boppam sax ci tournoi de Dakar bi nga xamante ni si nañu génn ci poule C boobu itam gis nañ fa Mali mi nga xamante ni dafa nar a dellu si waat ci Sénégal fi nga xamante ni fi la amee woon titre am gu njëkk jëm ci afro basket ñeel jigéen ñi gannaaw fukki at ak ñaar nag ñoom malien yooyu bëgg nañoo delloowaat bum ca mboy ga maanaam la ñu defoon ci atum 2007 ci gile édition nag gis nañ ni Mali ci équipe am bi bëri na ci ay xale ku ci mel ni sax joueuse u 22 ans bii di Gando Diallo mi nga xamante ni loxo bu jub la yor waaye itam Djenaba Ndiaye mi nga xamante ni moo fi newoon MVP FIBA U16 ci atum 2013 waaye itam U18 ci atum 2015 cadre malien yi itam ñu mat a bàyyi xel lañ ci ñu joué woon édition 2017 bi am na ci juróom yoo xamante ni ñu ngi ci biir liste bi te Mali na muy doxalee gis nañ ni jeu bu gaaw la yor moom tamit ñetteelu équipe bu poule C bi nag moom moo di RDC République démocratique bu Congo nag moom gannaaw ba mu ndërmeloo ci éliminatoire yi dafa daal di am ab invitation mu nar a doon nag ñaareel bu yoon yu tegloo yoo xamante ni RDC dina ko amal tournoi continental bi ñu fàttali nag ni ci Afrobasket 2017 ba ci juróom-ñeenteelu place ba la mujjee woon. Soda Thiam gannaaw jigéen ñi ñu daal di jublu ci góor ñi Sénégal di waajal li nga xamante ni daal moo di coupe du monde bu ñu na ma amal ca Chine ci weeru septembre ndaw Moustapha Gueye yi nag ñoom danañ daal di bawoo Ndakaaru niki tey yi daal di dem amal ab tournoi de préparation ñaar benn ba ca Italie juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak benn ci weer wi ba ca des nag ca Turquie lañ koy daal di amal gannaaw loolee nag ñoom dañ dellu si fii nii Dakar fukki fan ak juróom benn ci weeru août laat ñuy jeexal seen stage le 20 yooyu nag dañ daal di dem sa Chine ngir daal di défendre lii di drapeau Sénégal ci googule coupe du monde bu basket bu ñu jagleel góor ñi Alaaji Assane wàllu football ak tour préliminaire Ligue africaine des clubs champions génération foot bu Sénégal week-end bi ci Libéria. waaw dañ tase benn équipe bu Monrovia du wuyo turu LPRC Oilers maanaam ñoom maanaam club la bu nga xam te ni mën nañ ko méngale ak Sonacos fii nii ndax ñoom ci mbirum pétrole ak diwlin nag yu ni mel ci la ñuy daal di yëngu loolu nag bokk ci premier tour aller bu Ligue africaine des clubs champions ci équipe génération foot nag am na juróomi jour nga xamante ni ñoom bokk nañ ci jogante gi weesu woon nit ki kon bokk fii nii ci Dakar ci lu jëm ci wàllu CHAN beeg diggante ñaari équipe nationale locale yi ci fàttali nag Sénégal sax moo daal di daan ñi di waa Libéria ñetti bal ci dara waa GF nag di génération foot ñoom dañu bawoo Ndakaaru nit ki ëllëg dañ siy daal di déglu ci yaatal Talla Fall mi nga xamante ni moom moo yore bu mu jokkoo bi match léegi yooyu yëpp ci ay détails lañ koy gagné mais bon
yaakaar naa ne aussi tamit joué woon quelques matchs de championnat doon na ci baax doon nañu mën a permettre aussi tamit ñu mën a gën a xam fan la ñu féete mais terewul jotoon nañu am ay match ak équipe nationale yi nekkoon fële centre Jules Bocandé ak yeneen i équipe donc ak loolu ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk équipe nationale donc dinañu mën a apporter seen plus donc li wóor mooy match bi dinañ ko jéem a aborder avec beaucoup plus de sérénité, de calme, mais aussi d'envie et de détermination. Donc, lolu xamna ni mom moy li nga xamné nak mom moy mëna def différence ci walu bobu. Mais on croise les doigts en se disant que on pourrait faire un bon résultat ci Yalla andé inshallah. football gi ba tey waaye bitim réew sëñ Cheikh ak Didier Drogba ak xibaar yi jàpp ci ne càkkutéefam daal mooy jiite fédération footballu réewam Côte d'Ivoire. loolu ñu ko siiwal di site bi nekk ci Côte d'Ivoire di Sport Ivoire daal di xam ne ni ancien joueur bu Chelsea bi moom nag dafa am mbébét daal ngir fexe kon bokk na mu sampee na dem ci élection présidentielle si élection présidentielle bu seen assemblée bu fédération bi nga xam te ne ñu ngi koy waajal jàppale nag Didier Drogba moom lu yàggul dara daal nañ ko nommé conseiller ci biir confédération africaine de football kon bak Alaaji San fii lañ koy daal di yabale xibaar tàggat yaram yi kii Zapata. jërëjëf Cheikh Tidiane Zapata xam naa ne xoolul vraiment avant muy dugg studio bi. mi ngi noonu. voilà tabaski gi la xel yëpp a dem. jërëjëf Cheikh Tidiane. jërëjëf Alaaji San. RFM rajo askan wi. tabaski googeeg waajal gi ci wàllu reportage ab tey bi ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy ndaw yenn yi di élèves di ay étudiants ni nga xamante daal noonu lañ gisee ni pexe la ngir amas lëf ci jamonoy vacances yi élèves yi rawatina ci fu mel ni Sam fii ci Fass ci wàllu kon njaayuma buum yi ngir yeew xar yi am na ci ñu yëngu ci wàllu sang xar loolu lépp ndax bu dee buum ya bu ca ne goj bu ca ne ñaar fukki dërëm bu dee sang xar mu ca ne téeméeri dërëm ngir am dara ca poos ya Mamadou Oumar Ba. dafa njool sew Lamine toll ci fukk ak juróom ñaari at am jafe-jafe lool te xar bi muy sang élève la classe 3e am diplôme am BFEM at bi waaye talul sax vacances di ko féete li ko waral mooy day jàppale nijaayam ci liggéey bi. sama nijaay laay jàppale saa yu ma ñëwee vacances si moom laay jóge di ko jàppale dama koy jàppale su jaayee bu mu jeexal après mu may may. ñu dox tuuti gis groupe xale li ci ëpp ci ñoom ay élèves lañ toll ci classe 6e 5e ñu jël buum yi wërale ko seen baat ay clients la ñuy xaar. ci beneen wet gi Moussa mi ngi jàkkaarloog xar yi toog ak ay xaritam di waxtaan. booy dañuy wut xaalis rek seen waay jàppale seen waajur yi waaw am na ñoo xam ne nii ay booy lañ mais dañuy jàppale seen waajur yi. li xale yi di def avantage la ci ñoom. booy buñ la sangalee xar nii ba pare 500 francs ngay fay waaw imagine nga ñëw am si 10 xar bon benn 10 000 francs dee na boo demee lu mu dëgër nga mën si dimbali sa waajur xam nga mais day passé quoi parce que benn weer la rek. bu fekkee ñu mel ni Moussa dañoo gis ni dara nekku ci ñeneen ñi moom ñu ngi laaj ndax xale yi tàggu nañ seeni waajur pour ñëw liggéey si ci daral bi lu ci mënti am ñu ngi ñibbi ak poche yu fees xaalis. Depuis 20 ans, les laboratoires Skyros continuent de développer la recherche dans le traitement des peaux noires et métissées. À travers sa gamme Clarissime, aux textures onctueuses et fondantes, votre teint est totalement unifié. Testé sous contrôle dermatologique, son efficacité clinique démontrée, aux résultats rapidement visibles, font de Clarissime la gamme adaptée pour un teint parfait. Pendant cet harmattan, prenez grand soin de votre peau. Irrésistiblement Clarissime par les laboratoires Skyros. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.clarissime.fr. La gamme Clarissime vous offre la revue de presse. Savon de Marseille Alphée, fabriqué à partir d'huile végétale 100% naturelle, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel, enrichi à la glycérine et aux minéraux marins. Savon de Marseille Alphée dafa di saabu boo xam ne kat dañ ko defaree huile végétale à 100%. saabu boo xam ne ñépp ko bëgg boo ko sangoo ba noppi soxlawul ngay diw sa yaram day set wecc ba noppi di nes-nesi ba noppi dañ ko recommandé pour nag ngay koy fóotee tamit li nga xam ne moom moo di yëre bébé yi. Savon de Marseille Alphée bàyyiwul dara xet ku bëgg ci savon Alphée yi wooteel ci 78 111 96 96. Savon Alphée
moo leen di may seen revue de presse. bi mu sosoo ak léegi ci atum 2005 microcrédit mi ngi taxaw si juróomi réew ak ñeent ci Afrique ak réewu Chine lépp ngir bégal li tolloog million client ndéem bëgg-bëgg ak mébétu suñu ay client ñooy soppeeku di wéy ànd ak jamono rawatina ñun ñii ba tax na microcrédit soppeeku na itam di wuyoo turu Baobab Sénégal gunge na ñetti téeméeri client entrepreneur ak ay ndaw ngir ñu taxawal seeni projet si ay services yu yomb wóor te ànd ak kaaraange ci wàllu crédit épargne ak yeneen Baobab Sénégal bokk na si ñi gën a xarañ ci wàllu leble ay koppar ay client lépp nag si kaw ay bànqaas yu wóor yu ko jural ñeent fukk ak ñetti agence ak lu toll ci téeméeri point Baobab ci réew mi yépp Baobab Sénégal di wéy di jàppale ay client am si jumtukaay yi gën a xarañ ci wàllu internet ak digital ngir yombalal ay client am si ni dugal ak génne koppar ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf pël bu rafet di Idrissa Sow nangu na ne moo rey commandant Tamsir Sané l'observateur nañu moom Idrissa Sow ñu gën koo xam ci pël bu rafet di waaju ne moo jiite woon kili gi wëyu gi demoon songi bureau de poste bu Koumpentoum ba commandant Tamsir Sané faatu ci wax na ana nan la faatee gendarme bi pexey dem songi poste ba ci moom pël bu rafet ci la jóge moo planifié opération bi ba ñu yeggee attaqué poste bi ba nu gendarme yi yegg see ñuy fetalante ak ñoom ba ni ñu faatee commandant Tamsir Sané lépp mi ngi ci page 7 bu l'observateur Les Échos nañu ñi ñuy tuumaal ci faatuk Major Sané toll nañu ci fukki nit ak ñett ñoom ñëpp ña nga ca kaso bu Tamba démb la leen juge bi mandat dépôt juróom-ñaar yi jéem ak càcc ànd ko ak ngànnaay ba noppi jéem a faat doomu aadama lañu leen di tuumal mu di tentative de vol à main armée ak assassinat yeneen juróom-benn yi des tuumay complicité assassinat lañ leen di toppee journal bi nañu am na ñaari fitali mëqadoom yu ñu nangoo ci ñoom benn pistolet automatique ay bali fital ñaari jaasi benn paaka ak juróom-ñaari moto ñoom ñi ñu ne ñoo faat commandant Tamsir Sané ñoog seeni complice yëpp Les Échos bind na ci xëtam mu njëkk ne kaso la ñu fanaan béek journal L'As xëy di ñu ko dëggalal boo xoolee xët mu njëkku yéenekaay bi da nga fa gis fukki samba booy ak ñett yi ñu jàpp ci mbir mi ñoo nga ca rangaloo wane ginnaaw ñu ceene leen ngànnaay yi ñu nangoo ci ñoom it ñoo ngi tege ci xët mu njëkku L'As journal bi teg ci bind ne fukki nit ak ñett yi ñu jàpp ci faatu commandant Sané ñoo nga ca kaso ba Vox Populi nañu Idrissa Sow di pël bu rafet nangu na ne moo faat commandant Tamsir Sané procureur bu Tambacounda inculpé na ko ba mandat dépôt ko moo ko kiligam téeméeri million ci suñuy koppar moom la justice ne na ko Abdoul Mbaye jox jabaram jawoon di Aminata Diack xibaar baa ngi ci xët mu njëkku La Tribune muy dogal bu tukkee ci coowal faux usage de faux ak escroquerie gi ko Aminata Diack doon toppee Source A nañu neexi tubaab Abdoul Mbaye nar naa ñàkk xaalis bu bari ci procès en appel boobee dox diggam ak jabaram jawoon enquête dina kay nañu awagul yoonu di yëkkati téeméeri million di ko faye Aminata Diack Abdoul Mbaye cassation la bëgg a yóbbu mbir yi ngir mu kase dogalu cour d'appelub Ndakaaru bi ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall moom la l'observateur xëy di waxtaane ubbil yéenekaay bi ana nan lañu ko gisee jéegoom yu njëkk ca ministère de la justice ci la journal bi xëy di enquête Alassane Seck bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne waa l'observateur maître Malick Sall ñi ko def ministre de la justice dañoo juum du casting bu baax Babacar Ba njiital forum du justiciable ne ñu ci yéenekaay bi maître Malick Sall ba ñu ko defee ministre de la justice ak léegi wax ju mu wax aw tojanga la heure bu waxee rek wax aw raaje na aw doxalinam ca ministère de la justice bu dee am na ñu mu neex l'observateur ne nañu moo di waa UMS di Union des magistrats du Sénégal seen président Souleymane Teliko mi ngi xam ne ci yéenekaay bi ne attitude am ak ouverture d'esprit am lu leen neex la li neexut a dégg mi ngi ci Source A nguurug Sénégal gi nekk ci pexe ngir wàññi dépense état bi loolee narut a jur jàmm ci ADS mu di agence des aéroports du Sénégal ci tas ko baa ñu sàkkal ko pexe ca la ñu jëm Source A bind ne ADS mi ngi ci liste noire bi Birahim Seck bu Forum Civil ne ñu ci Vox Populi Macky Sall mu taxaw naan day wàññi train de vie bu état bu Sénégal loolee du guléet ñu koy dégg wax ji daa dem sax ba booy noppi nit ñi waa Forum Civil ne li ñuy xaar ci Macky Sall moo di dogal yi ñu jëloon ci ndajam conseil des ministres bi woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2019 ñu jëmmal ko waaye du toog di seetlu lu ñëpp gis bu yàgg li ñuy waxtaane bu yàgg ba léegi mu di dialogue politique bi ci réew mi Le Quotidien ne nañu waxtaan wa dafa taggatémbe li ko boleke ñaar la benn moo di audit gi ku jëkk politique yi di sàkku ñu audité ko fichier électoral bi ñaareel ba di ñu évaluer processus électoral bi yéenekaay bi nañu opposition bi li ñu bëgg moo di liggéey yooyee ñu dénk ko ay expert indépendant di kàngam yu amul genn péete ci Sud Quotidien Benoît Sambou di ko fa dëggal Benoît Sambou coordonnateur pour majoritaire ci commission cellulaire ci wàllu dialogue politique bi nañu mbirum audit fichier électoral bi ak évaluation processus électoral bi fa la gaañi giitoo ba tax lépp tàkk nañu tàkk ci la Sénégal xooli fan la fa professeur Khadiatou Talla Fall wax professeur Fall nee na kurus yiy jóge réewum Chine mbaam xuux lañu koy defaree. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.clarissime.fr. La gamme Clarissime vous a offert la revue de presse. Savon Alphé moo leen di may seen revue de presse. ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen doon may li ci yéenekaay yi.
yéen kaay ñu àndoon ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm di ko sant yegg si ak yéen ci gis-gis ak RFM tey li ñuy waxtaanee mooy wàllug fast track di tëralin bu bees bu président Macky Sall nguuram jógtee ci bi ni sanc nguur gu bees googee ngir gën a baral jéego yi ci li nga xamante mooy liggéeyal Sénégal fu nu ci toll natt gi jëm ci boobu fast track la gis-gis ak RFM yi waxtaanee. ci téléphone bi ak ñun El Mansour Samb économiste la dib chercheur gëstukat sëñ Samb ñu ngi lay nuyu baax. ñu ngi lay gërëm sëñ Assane Gueye. jërëjëf ñu ngi it ak sa doomu baay Assane Samb analyse politique sëñ Samb maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay bu baax El Hadj Assane di nuyu auditeurs yi. jërëjëf di nuyu tamit sëñ Mansour. jërëjëf sëñ Mansour ban appréciation ban natt ngay nattal fast track bi ñu ko fi jibalee boobu ak léegi. waaw xam nga sëñ Assane Gueye président Macky Sall bi ñu koy élire dañ ko éliroon ak programme bu ñuy wax PSE. Plan Sénégal émergent. léegi bi ñu demee ba si biir mu andi ñu lu ñuy wax fast track d'ailleurs sax am na ñu bëri ñoo xamante ne dañ doon merci affaire boobu parce que fast track dañ doon wax ne Macky Sall du lu mu ñu waxoon ci campagne bi lu bees la daal. donc moom def na fast track bi di ko dugal yëpp mooy benn affaire. mooy ne moom dafa foog ne poste premier ministre day yéexal liggéeyam te moom 5 ans moo ko fi dese. loolu tax na. mu ne léegi comme que premier ministre moo doon coordonné action gouvernementale bi comme que premier ministre mooy liggéey ak ministre yi moom bu ko fa jëlee moom mooy dem directement délégué ak ministre yi léegi. donc loolu la ñuy wax fast track c'est-à-dire que poste premier ministre dañ koy éliminer président Macky Sall dem directement ak ministre yi. pour moom 5 ans yi ko dese loolu mooy mën a permettre bu mën a satisfaire problème Sénégal yi mën a liggéey Sénégal carrément. mais dafa am ñett yu si doy waa ci nekk. premier bi mooy. premier ministre bi mu éliminé woon daf ko jox beneen poste bu bees mooy secrétaire général de la présidence de la République c'est-à-dire moo waroon gën a jàppale Macky Sall président Macky Sall ci liggéey fast track boobu. malheureusement kooku dafa feebar. newu fi loolu daf problème la deuxièmement. pour fast track bi mën a nekk il fallait ñu am lu ñuy wax un climat politique apaisé. loolu moo taxoon président Macky Sall créé dialogue politique pour que danay xam ne day oo tous les acteurs politiques société civile ak ñëpp ci benn table Pambari Ibrahima Sall dirigé ko comme ça ñu waxtaan calmement ut benn document boo xamante ne moom la ñuy teg di si liggéey comme ça day tax dëkk bi day calme comme que opposants yëpp ñëpp d'accord nañ si yëpp comme ça dana doxal carrément malheureusement loolu dafa am lu ko polluer mooy le problème de BBC. mbiri pétrole bi. wax ni heure bi dialogue boobu yëpp dafa bloqué. troisièmement bi muy parce que boobu dafa waroon am benn affaire boo xam dafa waroon am saa di benn impact économique. boo xamante ne dafa waroon a ñëw am mouvement économique day àndal. malheureusement heure bii. ça dañoo am ay problème Macky Sall dafa am ay problème ak entreprise yi mooy les acteurs premiers de l'économie ils sont en train de souffrir parce que Macky Sall dafa amal xaalis yu bëri. mooy les entreprises yu BTP ñu ngi wax problème Senelec ak yooyu yëpp. donc parce que boobu bi mu ko lancé ba léegi daf ko tegoon si dara mooy koo xamante ne mooy Mouhamed Abdoulaye Ndione moo si waroon liggéey kooku dafa écarté wu carrément parce que dafa feebar. dañ ko doon basé si dialogue politique boo xamante ne da doon tax Sénégal am calme boo xamante dañu mën a liggéey dialogue boobu tey dafa bloqué. à cause du problème du pétrole. et puis troisièmement aussi économiquement dëkk bi dafa xaw a am problème parce que ñiy def économie mooy les entreprises. ñu bëri dañuy souffrir. très bien jërëjëf kon ci gàttal yow pour yow mbir mi baragul fastagul. baragul damagul. sëñ Assane yow it laaj benn bi. waaw sëñ Assane ñu ngi lay ziar bu baax di ziar auditeurs yi. ginnaaw bi ñu ñëwee sëñ Mansour. jërëjëf waaw di jàpp rek ni fast track moom pour mbir yi gaaw. gën a gaaw man waxoon naa ca njëlbeen nga gaaw taxul mu efficace. donc gaaw taxul toujours di bar taxul li ngay def di gën a sotti. benn ñaareel ba ci jàngat ba dañu gis ni effectivement am na côté politique ci affaire bi côté politique bi mooy pour ñun li ñu njortoon. mooy xëy na président bu fësalee trop ab premier ministre ëllëg bi mu jàpp ni moom moo ko war a uutu parce que comme xëy na mandat day jeex di fii la mandat di jeexee ci deuxième mandat bëggul wax ci comme ni ko Abdou Diouf defe woon Tanor Senghor defe woon ko Abdou Diouf bëgguñu ni kii mooy nekk dofeem ëllëg xëy na côté politique boobu rek lañ ci gisoon ñun bi ci def yëpp man pour man technique la aspect technique maanaam liggéey la boo xam ne pootu néegu biir la relation diggante président ak ministre yi relation diggante xëy na ministre yi ak administration bi général ak relation yooyu la problème donc foofu gisuma lu ko waroon mën a bloqué lu dul rek xëy na ñu jàpp ni jëli bi du yombal dara du gaawal dara
donc moo war a tey programme yi nga xamante ne ñu ngi doon wax PDC muy Promoville muy Prodac mooy bloc yooyu mu président tegoon gisuñu absolument def loo xamante ni suppeeku na bi nga xamante ni jël nañ ci premier ministre au contraire sax dañu jàpp ni président bi dossier pétrole bi ñëwee gis nañu bu fi premier ministre nekkoon xëy na dinañ visible xam nga borom kudd du lakk te boo dinee si kudd nag mën naa am nga lakk loolu la ko indil moo indi coow loo xam ne moom dafa obligé taxaw di tontu directement wala indi tontu boo xam ne dafa indi pëcc xoo donc premier ministre da am na ci njëriñ donc gis nañu ne fast track bi non seulement gaawul taxul mu gaaw mais aussi am na problème jox bu mu indi ay sooxe yu mu indi ci kaw premier ministre bu fi nekkoon amaana am na taxawaay boo xamante ni ko mën a taxawal président ba nga xamante ni nit ñi duñu mën a joti directement ci moom wala bu ñu jotee tamit dina am ko jàppale tontu ko kon problème bi pour yow du ci pertinence bu xalaat bi mais dafa am fu mu kale waaw dafa am fu mu kale techniquement président premier ministre bi nekkoon fi wala mu ñàkkoon fi nekk du changer dara ci fast track premier ministre musul bloqué dossier yi ba d'ailleurs dañ ko félicité je pense que programme bu mel ni PIDC amoon na ay avancées yu Sénégalais yëpp constaté woon experts yi constaté woon ko te du premier ministre bi moo ko bloqué woon ñun dañu jàppoon rek ni slogan la andi woon maanaam dafa andi woon benn slogan benn wax la ab lay boo xam daf ko tegoon waaye li taxoon dëgg-dëgg mu jële fi premier ministre c'est pour régler problème mu succession moom wàllu politique ci parti ak coalition ëllëg si biir ñu bañ a joxeñ kenn ni kii kat moo ko war a uutu moo tax mu jële woon fi Boun Abdallah Dionne yamale ñëpp ba nga xamante ne duñu xalaat mais nag Sénégal foofu laay jeexale ak yow pour daal di reprendre sa doom baay sëñ Mansour Somb il faut reconnaître Assane que ni Sénégal ak soxlay askan wi fi réew mi toll laaj na lu raw fast track waaw très bien xam nga boo nee fast track comme ni ma wax rek bu gënee gaaw gënu taxul mu gën a baax donc li ñu bëgg nit ñi bëgg mooy mu baax pour mu baax nag voilà lu koy baaxal léegi waaw lu koy baaxal moom teg na programme yu baax parce que PIDC baax na Promoville baax na Prodac baax na ak yeneen ak cour familiale voilà bourse de sécurité waaw familial alors loolu yëpp baax na mais li koy baaxal mooy monsieur Samb wax na ko Mansour mooy muy fay carrément comment dirais-je dette intérieure bi entreprise nationale yi ñu jot seen xaalis loolu daf ci am solo trop beneen bi mooy projet yi ñu koy di bañ a jox les entreprises étrangères surtout fi nga xamante ne day génn xaalis directement comme secteur bancaire secteur d'assurance ñu ñuy jox ay banques françaises di ko jox ay banques ay chinois ay sociétés turques ñu ci may bu baax di ci cëral société nationale yi ñu mettre le train de vie de l'État parce que le président wax na ci bii passé ni administration bi dafa diis mais fàtte na wax ni institution yu bëri daf ko fi teg alors que Sénégal soxlawu ko woon li ñuy dugal ci ay HCCT ak yeneen organisme yu mel noonu loolu dañ ko jël dugal ko ci yeneen projet yu amal njariñ Sénégalais yi je pense que bu ñu wàññi woon train de vie de l'État gën a ful entreprise nationale yi gën leen jox moyens yi parce que ñooy secteur privé ñu gën a promouvoir l'emploi bu boobaa xëy na Sénégalais yi gën a sentir seen bopp ci projet jërëjëf Assane Samb El Mansour Samb ci wàllu li baaxal mbir yi rapidement waaw fi mu nekk nii moom xam nga président Macky Sall dafa am benn problème xam nga président Macky Sall bi muy dem pour am deuxième mandat dafa amoon ay travaux yu bëri yu mu doon def li saa leen defoon ba ne président bi mooy TER muy autoroute Ila Touba muy travaux yu bëri dafa jël xaalis yu bëri dugal ko travaux yooyu loolu dafa tax ba instant yi état bi day am ay problème parce que xam nga boo newee dans la logique du mandat lépp si objectif yëpp mooy nga am deuxième mandat par force toujours da ngay dugg si loo xamante ne doo xam foo jëm ak moom instant loolu mooy problème bu président Macky Sall dafa am problème ressource mooy problème xaalis te malheureusement fi ñu nekk nii dañu nekk si temps boo xamante ne besoin ko day bëri parce que on est dañu nekk si été donc seen xamul instant seen fu mu jëm lu mën a débloquer mbir yi affaire daal li koy débloquer mooy peut-être waxtaan rek waxtaan entre le président Macky Sall ak tous les acteurs xam nga waxtaan mooy fekk lépp waxtaan boobu nag la ko opposition bi dul may parce que dafa xam ne dafa am tey opposition bi ñu nekk ni tey dugguñu dara si waxtaan bi dafa am ñoo xamante ne dugguñu si dara seen problème mooy jël Macky Sall yóbbu ko au bout malheureusement problème nekk entre le président Macky Sall et l'opposition une opposition qui est là xam na ne lii mooy affaire lii mooy mën a doxal affaire bi instant même président Macky Sall instant yi ñëpp xam nañ ne amagul marge de manœuvre bu leer pour mën a jàllal affaire yi amagu ko
maintenant opposition bi aussi maintenant lépp lu koy doxal rek mooy waxtaan ak les acteurs waxtaan ak les hommes d'affaires waxtaan avec les chefs d'entreprise ñu xool ni ñuy defee def interview bi ñu xam aussi nu ñu am un climat politique apaisé Alaaji Assane lépp loo gis rek waxtaan moo ciy jëlee ñëpp maa la ko wax bu ñu waxtaanee buntu waxtaan boobu daal waxtaan boobu daal lañu war a jéem a def daal jërëjëf Samb jërëjëf El Mansour Samb économiste chercheur Assane Samb analyste politique ci gis-gis ak RFM doon rek waxtaanee te réew mi ak ni ñu ko waxee waaw bu ñu toogee moom macha allah ak xel mi sunu borom defal Sénégal du ñàkk buntu feeñ fi léegi ñuy xeex nag moom pënday feeñ Aliou Ba jërëjëf ñu gërëm bu baax Njóogu Jeen ci wàllu réalisation ci kanam tuuti soxna Ami Ndaw ci communiqué yi ak tàgg yi ñu yendu ak jàmm